transparence oote bonne gouvernance oote équité dañ lay jéem a xeex nu ñu lay xeexee dañuy yebal ay nit ñu jaar à travers les réseaux sociaux nga xamante ni c'est suivi partout dans le monde instant bi révolution numérique la ñu wax képp koo xamante ni da ngay siiwal dara wala da ngay def dara te jaarale woo ci réseaux sociaux yi visibilité bi dafay des loolu moo tax nag ñoom dañuy jël ay nit ñu instrumentaliser leen ñu dugg ci réseaux sociaux yi di attaquer Ousmane Sonko di ko jaarale foo xamante ni du argument du prétexte ay ñuy ànd ak Ousmane Sonko dañuy saaga sëriñ yeeg ñuy ànd ak Ousmane Sonko ñoom ñooy saaga nit ñi mais mbir bu yaatoo est-ce que dinañ dem ba mën a contrôler ku ci bokk ku ci bokkul am na ñoo xam ne ñu ngi toog ci réseaux sociaux yi di saaga te ànd ñoo ak Ousmane Sonko am na ñoo xamante ni ñu ngi toog ci réseaux sociaux yi di attaquer sëriñ yi mais mën nañoo wax ne Pastef lañ bokk te amuñ sax carte Pastef bu ñu amee sax carte Pastef mais ñoom it dañoo gis ne lii dañ see war a wax ñu ciy wax mais li gën a am solo mooy nit ki lépp looy wax nga wax ko ci yar ak teggin pourtant am na ñoo xamante ni ñu ngi wax lu leen naqari ci Sénégal saagawuñ te ci Sonko lañ bokk te bëri nañ trop ñii saaga am na ñoo xamante ni ñu ngi bokk feneen di bind di saaga ñii di wane seen kanam di saaga mais bu leen wax ne comme ñii saaga ñëpp ci Ousmane Sonko lañ bokk nit mën nga wax ne Ousmane Sonko laa bëgg te amoo carte Pastef mën nga wax ne Ousmane Sonko laa bëgg nga bokk ci parti bi am carte di saaga te gars yi mën naa am sax duñ la xam loolu képp ku koy def yow la engagé tey jii affaire yi tarixa yi ngeen di wax moo wax ci affaire yi tarixa yi am na ñoo xam ne ñu ngi bokk ci ay tarixa jël ay photo sëñ Touba wala photo sëñ Babacar wala photo El Hadj Malick wala Baye Niass def ko seen ay profil ñun xamuñ ndax faux profil la wala vrai profil la mais mën na nekk tamit vrai profil te dañuy saaga nit ñi mais kenn ku nekk ak ni ngay gisee àdduna bi mënuñ fee nekk ñu ne lépp loo xamante ni lu bon la rek dañ koy jël xëpp ko benn doomi aadama boobu lu tax ñu ko koy xëpp parce que dafa oote transparence oote bonne gouvernance ñu ne loolu du fi amee te pourtant am na ay murit yoo xamante ni tey ñu ngi ànd ak Ousmane Sonko mais taxul ñu wax ne ñu nekk ci réseaux sociaux yi di critiquer sëriñ yi di dal ci kaw sëriñ yi ñooñu Ousmane Sonko moo leen yebal lan moo tax Ousmane Sonko di leen yebal Ousmane Sonko ban njëriñ la ko amal muy jël ay nit di leen instrumentaliser pour ñuy saaga ay sëriñ mais loolu xam ngeen ne yenewul maanaa da ngeen a bëgg a taxal Ousmane Sonko rek mooy li ma wax sànq qui veut noyer son chien l'accuse de rage loolu rek ngeen bëgg a def te dafa am ñu nekk seen ginnaaw di leen ngemb pour ngeen di dal ci kaw Ousmane Sonko mais loolu du jàll mënul jàll parce que Ousmane Sonko ni ko yàlla def yàlla def na ko ba pare te doomi aadama gis nga boo bëggee noppalu ci àdduna su yàlla mayee nit da ngay nangu li ko yàlla may c'est très important mais Ousmane Sonko yàlla moo ubbi xolu nit ñi rawatina jeunesse sénégalaise bi la jeunesse consciente dugal fa Ousmane Sonko ba pare ngeen toog ne loolu dina dëñ mais loolu mënta nekk nangu leen rek ndogalu yàlla kenn ku nekk soo nangoo lu yàlla may sa morom mais kenn du sonn Macky Sall am na ñu ko bëgg Idrissa Seck am na ñu ko bëgg Ousmane Sonko am na ñu ko bëgg keneen ak keneen am na ñu ko bëgg Khalifa Sall am na ñu ko bëgg àdduna moo demee noonu mais Sonko succès bi mu am ñëw léegi am ko léegi su fekkee dafay déranger ay nit mais dañuy sonn mais loolu yàlla moo ko def qulillahumma malikal mulk tuutil mulka man tasha yàlla mooy xool ku ko neex mu def ci moom lu ko neex mais su fekkee nag yàlla dafa may nit ki succès ubbi xolu doomi aadama yi dugal ko fa ngeen ne loolu dina dëñ léegi mais da ngeen di nax seen bopp loolu mënta nekk am na ñu bëri ñoo xamante ni dañuy ñëw ci réseaux sociaux yi am nuñ commencé xam nga par exemple tey suñ mbokk murid yi xam nañ ne dañoo xër lool ci sëñ Touba te képp koo xamante ni da ngay oote ne da nga bëgg sëñ Touba rek ñoom dañuy ñëw dooleel la am na ñoo xam ne dañuy ñëw jël seen initial def ci murid saadix wala ñu def ci leneen nit ñi di leen seetaan ndax loolu murid yëpp ñëw di leen seetaan ndax loolu di leen soutenir su ko defee nag ñuy wax ci réew mi di dénoncer li nga xamante ni jaaduwul ñëpp bëgg leen ci loolu di wax dëgg mais dañuy dem ba mu yàgg ba am succès ba am tour rek ay yeneen nit ñëw bëgg leen a instrumentaliser pour ñu dal ci kaw Ousmane Sonko mais loolu mënta jàll. am na benn dynamique boo xamante ni nekkoon na fa baax na trop ñëpp kontaanoon nañ si bi mu fi nekkee di défendre ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Ndingler ñëpp a kontaan xam nga ñëpp di ko soutenir di ko jàppale. yu jaaduwul yi muy gis ci dëkk bi injustice yi da koy dénoncer ñëpp di kontaan di ko bëggee ñun loolu lañ ko bëggee woon mais pas muy dal ci koo xamante ni dafa ko dara mais Ousmane Sonko waxuñ ne yàlla la wala yonent la wala messi la
wala koo xamante ni la il est intouchable kenn waru ko wax dara kenn waru ko critiquer mais kenn waxut loolu fii kenn àndu fekk Ousmane Sonko nekk taalibeem wala nekk suqam wala nekk jaamam dañoo ànd ak moom ci dëgg li yàlla wax ne wa taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan noonu la ñu ànd ak Ousmane Sonko man mii di wax ak yéen mais j'ai pas la carte de Pastef man awma carte Pastef mais j'aime Ousmane Sonko dama bëgg Ousmane Sonko parce que li mu oote dama ci gis sama bopp te loolu c'est un droit mais loolu droit la ñi ànd ak Ousmane Sonko tamit waxuñ ne ñëpp Ousmane Sonko la ñu war a àndal man Ousmane Sonko laa faral mais waxuma ne nañ ñëpp ànd ak Ousmane Sonko mais kenn ku nekk da nga war a am liberté de culte donte moo am waxuma la ak nag liberté partisane ci affaire yu parti politique ak yooyu noonu ku mu neex nga nekk jullit ku mu neex nga ne nekkuma jullit chrétien la ku mu neex nga nekk chrétien ku mu neex nga ne man athée laa gëw ma dara ku mu neex nga ne juif la nit dafa am droit am ay liberté am chacun a le droit de choisir son propre chemin loolu il faut que ñu respecter ko nit ñi bëgg gu Ousmane Sonko nit ñi bëgg guñ bëgg Ousmane Sonko loolu du yéen a koy dindi léegi loolu mënta nekk yàlla moo ko def gis nga su yàlla mayee nit nga ne loolu du fi amee yow da ngay défier sax yàlla yaa ngi weddi yàlla te li gën a neex ak li gën a noppale ci àdduna mooy yàlla may nit nga nangul li yàlla may nit man de comme li sama sëriñ bu baax bi waxoon Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu yàlla na yàlla yokk leeram Baye Niass dafa am benn bëkk néegam bu ñuy wax Pa Isaaxa moom it génn na àdduna yàlla na ko yàlla yërëm dafa mas a wax imam Hassan Cissé benn sëtu Baye Niass na ko yow sa maam moom bu tëddee day tëdd rek nelaw mais bu ñu laajee Baye Niass na ko loolu tax boo tëddee rek nelaw Baye def ne parce que man amul dara lu may teree nelaw kenn terewumaa nelaw ci àdduna yàlla mayul kenn ba mu tere maa nelaw lépp lu yàlla may nit yéemu ma lépp lu yàlla may nit nangu naa ko li ma yàlla may tamit nangu naa ko doyloo naa ko doy na ma kenn dérangé wu ma amul benn nit bu yàlla may mu may teree nelaw waaye Sénégal loolu dafa bëri am na ñoo xamante ni mënuñoo gis nit ku am succès mënuñoo gis nit ku nit ñi bëgg mënuñoo gis nit ku réussir ci àddunaam boo commencé réussir wala nit ñi bëgg la nga commencé am succès rek noonu yi commencé di yokk commencé la attaquer partout te doo leen def dara waaye li leen di déranger mooy bëgg gi la nit ñi bëgg Ousmane Sonko bi muy soo commencé diaboliser nañ ko fi façon diabolisation bu nekk wax nañ ne dafay xeex diine salafiste la ah te gis nañ ne xew-xew diine yi bépp bu ci am day dem teew am ak sëriñ yi kilifa diine yi de très bonnes relations mais su fekkee dafa am ñoo xamante dañoo nekk ci réseaux sociaux yi di critiquer tarixa yi mais loolu seen droit la kum neex nga ne man bëgguma tarixa niñ koy defee nag mën nañu wax ne xëñ na moo ànd ak violence verbale wala dara te du ñëpp am na ñoo xamante ni dinañ critiquer wax ci yar ak teggin te duñ saaga am na ñoo xam ne ñu ngi saaga mais nit ñëpp mën nañoo bokk yem kenn ku nekk ak ni ngay gisee ci àdduna démocratie bi ñuy oote ci Sénégal démocratie bi dafa war a yaatu ba fépp ku am benn question boo xam da nga koy posé wu ci au sein des tarixa si ni muy doxee mais am nga droit nga posé wu cette question mais sooy posé wu cette question mais def ko ci yar ak teggin loolu moo am solo mais ku toog fële ci États-Unis di critiquer di saaga wala mu toog France di critiquer di saaga mais kooku du Ousmane Sonko moo koy oo téléphone na ko saagaal Sëñ Touba wala saagaal Baye Niass wala saagaal El Hadj Malick loolu ku am xel dëgg suñ la waxee loolu yow waroo kaa sax gëm te ki nga xam ne moom moo doon attaqué Ousmane Sonko di ko jéem a diaboliser kooku moom c'est un intellectuel jàng na xam na àdduna tukki na xam na lan mooy àdduna xam na lu logique xam na lu yenu maanaa tey jii moom ku ko waxoon na ko Ousmane Sonko am na jotu di oo ay xale na leen attaqué leen këru diine yi su fekkee ci aqulaahu taalaam lay wax dina la wax na la Ousmane Sonko il n'a pas ce temps amul jot boobu noonu Ousmane Sonko amul temps boobu noonu démocratie bi nga xamante ni moom moo am Sénégal ba nit ñi mën a poser wu la question ci la gouvernance de Macky Sall ak la gestion de Macky Sall mais boo nekkee sénégalais ah nga xalaat ne man tarixa bii ni muy doxee ci jamono jii war naa ci mën a poser wu la question wala sëriñ bii war naa mën a poser wu la question mais nga poser wu la question mais li gën a am solo mooy ni nga koy defee ñun du ñu rafetlu mukk benn nit bu toog fenn di saaga suñ sëriñ su tedd sos parce que dañoo tedd ñëpp xam nañ ne dañoo tedd Sëñ Touba kenn amul lu mu ko waxal El Hadj Malick kenn amul lu mu ko waxal maam El Hadj Abdoulaye Niass ak
ñoom ñëpp kenn amul lu ñu leen waxal parce que lu ñu waroon def yëpp def nañ ko waaye nag mënoo wax ne yow ni nga mel noonu la ñëpp war a mel man nu ma mel man du ma wax ne ñëpp noonu la ñu war a mel man su may wax mën naa wax ci yar ak teggin mais keneen mën na toog fu ko neex di wax di dagg ay saaga mais loolu lan lañ ci man lu dul ñaawlu ko rek mais nag bu ñu wax ne ku toog États-Unis wala nga toog France wala nga toog Canada wala feneen foo mënti nekk tudd benn sëriñ saaga ko Ousmane Sonko moo la yabal loolu il faut que ñu arrêter loolu parce que loolu da ngeen di mettre en mal Ousmane Sonko ak sénégalais yi wax dëgg yàlla te loolu tooñ mënu kaa gën a rëy Ousmane Sonko ban intérêt la am bay yebal ay nit ne leen dem leen saaga sëriñ fii ku fi saaga sëriñ sa bopp nga ko def nit mën nga bokk ci benn mbir ngay posé wu la question wax ne mbir mi ni muy doxee nii ak nii ak nii sans pour autant ngay dal ci kaw kilifa gu tedd googu noonu di sëñ Touba wala ngay dal ci Alaaji Malick wala Baye Niass wala dara parce que ñooñu ku leen delloowul njukkal amoo dara loo leen di reprocher parce que lu ñu waroon def nañ ko lu ñu waroon def nañ ko waaye nag ci jamono jii ñu nekk nag Sénégal dafa am ay nit ñu fa bàyyi ñooñu am na si ñoo xamante ni tey ay nit lañ rek mën nañoo def loo xamante ni defuwul comme ni ma koy defee keneen di ko defee comme ni koy Macky Sall di defee comme ni koy Ousmane Sonko di defee comme ni koy Idriss Seck di defee comme ni koy Khalifa Sall di defee ak keneen ay nit lañ rek nit moom mënoo weesu nit su boobaa nit ki mën na taxaw posé wu la question ne sëñ diwkat wax dëgg yàlla gis naa ko mu def lii wala def na lële lan moo tax mu def ko lu waral li même man am na fu ma bokk mais su ma fa gisee loo xamante ni dama ci war a posé wu la question dama ciy posé wu la question mais dama koy def ci yar ak teggin mais pas di offensé ay ku makka ka nga xamante ni li mu waroon a liggéey na ko ba tax tey mbir mi sax ba ñëpp di ci jëriñu instant bii nii croyance jàmbur kenn du ko attaqué loolu moom on a disconvient pas parce que nit ku nekk da ngaa am droit gëm wala nga ñàkk gëm chacun a le droit de croire ou de ne pas croire yow nag nga ñàkk gëm warul tax ngay attaquer croyance jàmbur waaye nag comme nous sommes en démocratie te dañoo am liberté waaye nit bu amee question boo xamante ni war na ko poser mais na poser wu question boobu noonu mais pas mu koy def ak violence verbale wala violence physique wala muy imposer nit ñi ne leen carrément yéen lu ngeen nekkul lu baax wala dara loolu lañ mënta nangu ñun loolu lañ mënta d'accord ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci réseaux sociaux yi di attaquer sëriñ yi di dal ci seen kaw mais ça n'engage que man su ma doon ñoom su ma amee question bu ma war a poser tey mën naa ko poser mais du ma saaga du ma xaste du ma dugg tamit ci ay vie privée sëriñ boo xamante ni nekkatu fi bay xaawi ay suturaak yooyu rafetut mais nag buñ jël yooyu noonu di ko xapp ci kaw benn nit koo xamante ni c'est une autorité morale Ousmane Sonko nga xamante ni defu fi wala mu wax fi loo xamante ni lu ñaaw la wala mu jëf fi jëf joo xamante ni dafay jar ñuy acharné wu ci kawam su fekkee dafa am ay politiciens yoo xamante ni ñoo nekk seen ginnaaw di leen instrumentaliser pour ngeen dal ci kaw Ousmane Sonko mais da ngeen koy wax da ngeen di leeral mu leer nañ ñi moo gën mais fii diaboliser nañ fi nit ku nekk te terewul mission yam accomplir na ko lim ci waroon def yëpp def na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey diina ji taxaw na ci gannaawam am doole lool di gën a am doole chaque jour nga gis ay nit ñuy tuub di dugg ci diina ji mais bi muy commencé lu nekk def nañ ko lu nekk wax nañ ko lu nekk teg nañ ko ci deram ay nit jël nañ sax arme jàkkaarloog moom pour éliminer ko éradiquer ko mu bañ a exister ti mais est-ce que tax na loolu antu yàlla su nammee dara dogal dara ci nit dafay wax mu am rek mu am innama amruhu iza arada shay'an an yaqul lahu kun fa yakun subhana allazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un gis nga doomi aadama su fekkee yow croyant nga da ngaa gëm yàlla su mayee nit da ngay nangu may gi yàlla may nit ki mais soo naree nekk ne kii lu tax mu mel nii te man meluma noonu chaque jour nga nekk ci réseaux sociaux ni da ngay diaboliser ko pour yàq deram pour ternir image am jaxase ko ak Sénégalais yi affaire bi du demee noonu gis nga xale yi bëgg Sonko instant bii nii jeunesse bi nga xam ne c'est une jeunesse consciente bëgg Ousmane Sonko di bëggee Ousmane Sonko man gisuma lu ngeen mën a wax ci Ousmane Sonko gisuma diabolisation bi ngeen mën a diaboliser Ousmane Sonko ba tax ñoom ñu wan ginnaaw Ousmane Sonko parce que li Ousmane Sonko oote ak lu muy prôné dañ see gis suñu bopp loolu moo tax Sénégal dafa métti nit ñi sonn nañ te Sénégal dañ ñoo téye en otage depuis 1960 loolu xam nañ ko otage boobu nga ñu ko téye mooy les politiciens yi ñoo ñu téye en otage lan lañ fi nekk dañ fay nekk di relever wante su waa PS demee waa PDS ñëw
waa PS ñëwaat daw ci ñëw ci waa PDS su waa PDS demee waa APR ñëw waa APR yooyu noonu waa PDS yi dawaat ñëwaat ci ñoom transhumé waat ak waa PS yi ñoomi neen ñu nekk di séddoo réew mi te réew mi am ay potentiel yi tax mu mën a avancer lenn mooy lu ci jiitu mooy dañuy defar jikko yi ba pare te Ousmane Sonko dafa oote pour ñu defar jikko yi defar jikko lan moo ciy jiitu mooy nga jub mooy droiture mooy honnêteté li nga xamante ni moomoo ko réew mi ñoo ko bokk mais def ko ci réew mi waa réew mi jëriñu si ñëpp gis si seen bopp mais li nga xamante ni waa réew mi ñoo ko bokk yow nga jël ko ak ñi nga àndal benn bande boo xamante ni matu leen sax 5% de la population ngeen jël alal ji Sénégal moom di ko def seen poche yéen ak seen ay xarit seen ay njaboot ak seen ay farandoor ñi ngeen àndal sénégalais yi di gën a pauvre di gën a sonn te ñu nekk ay sénégalais am droit ci alalu Sénégal gi war cee jëriñu duñ ci jëriñu sonn lool léegi il faut que yow nga def politique bokk parti au pouvoir pour mën a am xaalis pour mën a dund gu teey ah mais loolu dafa métti te Sénégal c'est un petit pays réew mu ndaw la ñëpp mënoon nañoo jëriñu ci Sénégal tey yàlla ñun dese lu ñu dara yàlla may nañu lu nekk yàlla lu nekk may nañu ko potentiel yu ñu am Sénégal yëpp tey lan moo ñu manqué mooy benn doomi aadama bu oote comme lu Ousmane Sonko oote ñun waxuñ ne Ousmane Sonko moom mooy yàlla de wala mooy yonent bi Ousmane Sonko nit la comme nit ñëpp mais nit ku nekk da ngaa am droit nit ñëw ne ah man de Sénégal yàgg na nekk ci ay loxo te gars yi kat niñ koy doxalee wax dëgg yàlla moo tax réew mi bloqué léegi tey ñoo jéem a jaar ci yoon bi ba xam ndax dinañ réussir wala déet mu indil ñu solution tegal ñu nañu yoon bi ak yoon bi piste yi suñu fi jaaree mën nañoo avancer mais yaakaar rek lañ am ci moom proposition bi mu def dañoo mas a gis ku ko def am na ñoo xamante ni ay proposition verbale lañ doon def di taxaw naan ay su ngeen ma falee dinaa leen defal lii dinaa leen defal laa te bu ñu faloo duñ def dara lu gën a yées seen prédécesseur lu mu def loolu la ñuy def mais loolu dal nañu dalati ñu ay yoon yoon waaw léegi kii nag ñëw indil ñu benn solution def ko ci benn livre tënk ko ne su ngeen ma falee fii laay jaar ak yéen mais dañoo am yaakaar ci moom wax dëgg yàlla parce que essayé nañ ak ñeneen ay nit jàllul mais jeunesse bi am droit ne nañ essayé ak ñii xanaa kon ñun amuñ droit bëgg lu baax Sénégal léegi daal ambition déli la fa quoi ak bëgg lu baax kon ñun dañoo bëggatul lu baax ba képp koo xamante da nga ñëw sax di oote ne baax dafa war a am jub dafa war a am développement dafa war a am wala émergence ñu ne la non du fi amee kon ñun suñ bopp xanaa ñun bëgg ñoo dem fenn dañoo bëgg a dellu ginnaaw ba faw dañoo bëgg a bokk ci réew yi nga xamante ni mooy les 20 pays les plus pauvres au monde bëgg ñoo jógee ko ci les 20 pays les plus pauvres au monde mais am nañ ay potentiel yoo xamante ni tey suñu amee njiit bu baax boo xamante ni ku mel ni Ousmane Sonko la mais mën nañoo jëm ca kanam pauvreté mën na jeex Sénégal mën na avancer xale yi nga xam ne dañuy jël ay gaal di dugg ci Méditerranée bi di dee xëy na loolu mën na bañ a amati parce que bu ñu toogee tey seen dëkk mën nañ fa gis loo xamante ni wala ñu am fa loo xamante ni du leen jaral ñuy ñëw ay Europe ak yooyu du leen jaral sax dugg avion di ñëw Europe suñ ñëwee Europe wala ñu dem Amérique vacances rek moo leen fay yóbbu mais ñu bëri tey ñu nekk dans la diaspora dañoo frustré parce que dañoo sonn coono moo leen jëlee Sénégal indi leen Europe loolu moo tax tey diaspora bi xale yu fi nekk ñu bëri di les ressortissants sénégalaises ah ñoom ñëpp ñu ci bëri Ousmane Sonko lañu àndal parce que dañoo ñëw gis ne waa ji kat indil nañu benn proposition ne fii la ñuy jaarale pour réew mi dem kenn dootul sonnati ñu gis ne réew tubaab bi ñu nekk kat ñoom liggéey moo tax ñu avancé jub moo tax ñu avancé bonne gouvernance moo tax seen réew yi dem mais loolu nag lañ gis ñëpp gis seen bopp jàpp ne kat Ousmane Sonko mii ko fi teg xañ na coono yu ñu nekkee depuis des années mais dina dañ mais ñun 60 ans lañ tardé bu ñu fàtte loolu 60 ans yëpp ay nit dañuy ñëw suñu ñëwee rek dañuy enrichir yow ban ministre ngeen gis bu jaar ci gouvernement depuis Senghor ba léegi te nekkul milliardaire loolu su amee tamit bëriwul ñu ci ëpp sont des milliardaires ils se sont enrichis illicitement ñi jaar ci Senghor ñi jaar ci Abdou Diouf ñi jaar ci Ablaye Wade ba léegi nii ci jamonoy Macky Sall ñu ci bëri c'est des milliardaires te ñu ci bëri amuñu woon métier ñu ci bëri seen bàyyi génnul àdduna bàyyi leen fi ay milliards ah ñu ci bëri seen bàyyi génnuñ àdduna wala seen yaay bàyyi leen fi ay milliards mais dañuy sàcc xaalis sénégalais yi loolu moom métti sénégalais yi kii nag ñëw nañu su ma ñëwee lu ñëpp bokk ku nekk da nga siy jot sa wàll loolu la ñu gëmloo loolu moo tax nag ñu bëgg a ranger wu derrière Ousmane Sonko
pour jox ko réew mi su ko defee ba xam ndax dina tane wala déet Ousmane Sonko mënul régler problème mu Sénégalais yëpp de day ñëw def li mu man keneen ñëw def lu mu man mais moom xëy na bu ñëwee mën na ubbi yoon bi joxe le bon exemple su ko defee nit ñi topp ci gannaawam mais loolu rek la oote tax nag lu bon luñ jot rek xëpp ko ci kawam mbalit mu ñëw ñu xëpp ko ci kawam ku nekk ci réseaux sociaux yi di saaga ay nit sax ñu ne Ousmane Sonko moo la yebal lan moo tax ku nekk ci réseaux sociaux yi di saaga ñu ne Ousmane Sonko moo la yebal pour lan Ousmane Sonko ban njëriñ la ko amal muy wax ay nit dem leen saaga ay sëriñ dem leen saaga ay nit pour lan mais mbir bu yaatoo day dem ba ëpp doole ba nit ki nga xamante ni moom moo ko jiite sax du mën a contrôler affaire bi du ko mën a maîtriser man tey ji am na fu ma bokk tey am na fu ma bokk man taalibe Baay laa du ma ko nëbb mais tey sama turandoo mas na nekk xalif général Niassène mais bi muy dund tey am na lu doon am ci tarixa bi loo xam ne neexu ko te ñooñu pourtant ay taalibe Baay lañ taxawlu na ñaawlu ko ba sonn mooy tëgg ak fecc am na ñu koy def te pourtant Baay sosewul affaire bi loolu fayda bi sosewu ko ay tëgg ak ay fecc te am na ñu ci nekk instant bi ñu ngi tëgg di fecc est-ce que kon xalifa bi moo leen ko sant wala Baay moo leen ko sant am na ñu bokk ci tarixa murit bi di def loo xamante ni dëppoo wut ak lu sëñ Touba oote est-ce que sëñ Touba moo digle woon loolu sëñ Touba lu mu digle woon jàng alxuraan jaamu yàlla Alaaji Malick am na ñu nekk ci tarixam ñu ngi def leneen loo xamante ni moom santaane wut loolu kon nag bu leen wax ne ku nekk ci réseaux sociaux yi di saaga wala ngay xaste wala ngay wax nit ñi lu ñaaw rek ci Ousmane Sonko nga bokk mais mën ngaa bokk ci Ousmane Sonko sax ah te yow nit ñi duñ la mën a identifier duñ la mën a tere lan ngay def Ousmane Sonko dafa mën a oo ñëpp téléphone ne leen bàyyi leen li ngeen di def ba pare ñu koy imposer ne il faut mu génn wax ne ah ñiy saaga bokkuñ ci man mais loolu pour lan mais est-ce que leer nañu ndax amul daf ñoo leer ndax amul ay yeneen nit yoo xam dañuy ñëw sax di mbuboo ne Ousmane Sonko lañ bokk feneen ñu yónni leen ne leen dem leen def seen profil Pastef wala ngeen def fa Ousmane Sonko di saaga ay nit su ko defee ñu ne ñii Ousmane Sonko lañ àndal on ne sait jamais waaye daal lenn dinaa leen ko xamal gis nga nit nul n'est parfait àdduna bi amul kenn ku mat yonent bi sax ñi ko doon topp am na ñoo xam ne ñu ngi daan def loo xamante ni dëppoowul ak moom li mu bëgg dëppoowul ak diine l'islam tarixa yi même chose wax naa ko sànq parti politique yi tamit loolu dafay am nekkul ne ku jiite parti bi lu mu bëgg loolu lay ñëpp di bëgg am na ñoo xam dañ fay nekk di def sabotage di def loo xamante ni waa ji santu leen ko xam nga nañ bàyyi daal suñ demee ba nekk ci réseaux sociaux yi di waxtaan di jaay làmmiñ bu neex ba ñëpp bëgg la nga am succès fekk yow da ngay mbuboo benn turu këru diine ñu xam ne këru diine boobu ñooñu dañoo xër macha allah ku bëgg sëriñ bi rek wala ngay wuyoo murit dañ lay topp bëgg la nga profitoo ci nag dem ba gagner confiance sénégalais yi bëgg a attaquer nag une personne boo xam ne c'est une personne saine defu fi dara sàccu fi masu fee def détournement nekkoon na impôt et domaine jaar bu rafet la fa am di gis lu ñaaw yi am mu dénoncé ko ba tax na ñu dàq ko ci dàq boo xam ne dàq bu arbitraire la kooku nag exemple la war a nekk pour toute une jeunesse dafa war a nekk exemple jeunesse sénégalaise bi mais warul nekk ni koo xam ne dañ koy diaboliser bu ñu gisee ku baax di oote lu baax dañ laa war a encourager mais mënuñoo ñëw di encourager ñoo xamante ni sàcc xaalis dañ fi nekkee def lu bon tëddee jabaru jàmbur yi lépp bépp xeet bu bon rek suñu amee nguur ñu ngi koy def di profito ci seen célébrité ak seen notoriété di def loo xamante ni lu ñaaw la lu bon la te loolu lañ fi gis duñ jël ñëpp nag dugal leen ci benn saako waaye nañu bàyyi jàmbur bi nga xamante ni moom la ñuy tooñ baaxul nañ respecté nit ñi seen gëm-gëm yi Ousmane Sonko ay nit ñoo ko bëgg te ñooñu ay sénégalais lañ dañ see am droit Macky Sall ay nit a ko bëgg ay sénégalais lañ dañ see am droit Idrissa Seck même chose Khalifa Sall même chose Abdoul Mbaye même chose keneen ak keneen même chose kenn ku nekk kenn du la forcer ne la kaay bëgg ni kii par force mais nit ku nekk nag am nga droit ne man ci Ousmane Sonko laa gis sama bopp man Ousmane Sonko laay àndal kii ne man Macky Sall ci laa gis sama bopp Macky Sall lay àndal Macky Sall attaqué yi koy nit ñi di attaqué parce que moom dafa wane ay preuve am ba pare Ousmane Sonko tey amagul benn responsabilité kenn joxagu ko réew mi ba xam lu mu mën ak lu mu mënagul mais daf ñu proposé ñu am ci moom yaakaar mais Macky Sall soo gisee ñu koy attaqué di dal ci kawam di attaqué sa gestion wala sa mauvaise gestion parce que dañ ko fal ba pare li mu diggee woon ak sénégalais yi amul dara lu mu ci respecté impunité mi ngi continuer di am ba léegi dóor doom làq doom te moom injustice impunité la loolu moo ko jëlee PDS ba mu créé partem ba sénégalais yi wóolu ko ginnaaw ba mu victimisé woo ba pare ba jox ko réew mi dénk ko te pourtant bi muy campagne di laaj réew mi waxoon nañu yooyu yëpp daf ko fiy jëlee
waxoon ne la patrie avant le parti gouvernance sobre et vertueuse xeex impunité népotisme yooyu yëpp waxoon na ko dëgg mais tey la wàllu gën a ay wane ne ay preuve am nag loolu moo tax nit ñi di dal ci kawam parce que ñun dañoo bëgg lu baax Ousmane Sonko ñëw indil ñu nañu lii mooy solution bi mais ku nekk am nga droit gis ci sa bopp kenn warta nangu ñu lay instrumentaliser di lay attaquer loo nit wala ñu lay diaboliser loo nit gannaaw bi nga amee succès ci réseaux sociaux yi ba pare te am na yoo xam ne boo ko defee da ngay yàqal sa bopp parce que xañ na am na ñoo xamante ni dëgg yi nga doon wax te ñu bokk Pastef wala ñu bëgg Ousmane Sonko sax mën naa am ñoom moo taxoon ñoom ñu la doon seetaan bokkoon nañ si ñu la doon dooleel te ñooñu ñu ci bëri ay murit lañ gënoo leen a nekk murit am na ñoo xam ne ñu ngi dëkk biir Touba bokk ak sëñ Touba laa la wax dañoo gis seen bopp ci Ousmane Sonko bëgg ko lool te mosuñoo taxaw fenn ne ñuy saaga sëriñ yi Ousmane Sonko moo leen yebal ñuy saaga sëriñ yi Ousmane Sonko yebalu leen tey yebalu leen ëllëg fii man amila saalihan fa li nafsihi lu nekk ku nekk boo defee lu rafet sa bopp nga ko def boo defee lu ñaaw sa bopp nga ko defal ngelaw dafa xaw a bëri ngeen baal man su ma toogee ci réseaux sociaux yi wax ju ñaaw sama bopp laa ko wax sama bopp rek lay delluwaat su ma waxee wax ju rafet dafay delluwaat ci sama bopp encore képp ku fi toog nag di wax sa ay wax yu ñaaw di saaga ay ndey wala ngay attaquer ay sëriñ kooku sa bopp nga ko def li ma leen wax sànq dama na leen Sénégal lépp démocratie la ku gis question boo war a posé wu ci këru diine yi ni muy doxee jamono jii nii mais man nga posé wu la question ci yar ak teggin wax naa ko sànq mais jarul ngay dal ci kaw sëñ Touba wala ngay dal ci Alaaji Malick parce que ñooñu nekkatuñ fi te lu ñu waroon def nañ ko ñëpp xam nañ liggéey bu rafet bu ñu liggéey ba pare jeex na mais ñu fi nekk nag soo amee question booy posé wu mais posé wu ko ci yar ak teggin mais jarul ngay saaga képp koo xamante ni mënul posé wu loolu ci yar ak teggin nag dem bay saaga nag kooku boppam la ko def mais Ousmane Sonko amul jotu di envoyer ay nit sur les réseaux sociaux wala dans les réseaux sociaux naan saaga leen nit il n'a pas ce temps te ku ko xool xam ne deful dara waxul kenn dara Sénégal la bëgg Sénégal la jiital intérêt Sénégal ñun nag dañoo mel ni moom nekk ay patriotes bëgg Sénégal gëm Sénégal bokk ci Sénégal moo tax ñu gis suñ bopp ci moom jàpp ne bu ñu ko dénkee réew mi kat mënul saafara yëpp parce que moom du yàlla du yonantu mënul saafara yëpp mais nag xëy na dina am lu tane parce que nag dafa am droit am solution am proposition ne ah man proposition bii laa am parce que c'est un Sénégalais lii lay apporter pour la bonne gouvernance pour la bonne marche de notre cher pays ñu gis suñ bopp ci moom topp ko mais keneen ku oote lu mu oote bu si ñeneen gisee seen bopp nañ dem mais dafay dem ba benn à un moment donné dañuy jàpp ne ñun lu bon moo ñu gënal wala système bi am Sénégal dañoo bëgg muy gën di doxee nii ba buñ bëggee diaboliser nit sax dañ koy jaarale si nit kii dafa contre sëriñ yi wala dafa contre diine ji wala dara est-ce que président tey mën na ñëw tax ba wét ba nit ñi dootuñu amati droit dem julli ji ci jàkka yi wala chrétien yi dootuñu dem julli ji ci église yi wala ñi bëgg sëñ Touba di dem di màggali dootuñ demati màggal ñi bëgg a dem Tivaouane dootuñ demati Tivaouane wala ñu bëgg a dem Kaolack dootuñ demati Kaolack loolu amul benn président bu am maqaama boobu Sénégal comme képp ku leen di wax ne Ousmane Sonko daf fii ñëw pour xeex diine ji ah wala pour xeex tarixa yi dafay fenn waxul dëgg nañ waxante dëgg gis nga yàlla dëgg la bëgg am na yoo xamante ni juste dañ koy def pour diaboliser nit ki pour mettre en mal Ousmane Sonko ak Sénégalais yi waaye nag da ngeen di sonal seen bopp am na yoo xam ne mënta jàll Sénégalais yi def nañ Ousmane Sonko ci seen xol ba pare rawatina la jeunesse sénégalaise la jeunesse consciente parce que léegi xale yi dañoo yeewu xale yi léegi ñuy tukki nañ ñiy jàng nañ ñiy yeewu nañ xam nañ ce qui se passe dans le monde du seen ay wax yi nii ak seen diabolisation yi moo tax nit ñi di dellu ginnaaw di bañ a bëggati Ousmane Sonko wala di décourager la Ousmane Sonko nekk président mënul tax mu tere Sénégalais yi jàkka yi mënul tax mu tere Sénégalais yi église yi mënul tax mu tere Sénégalais yi màggal yi wala gàmmu yi loolu amul benn président bu amee noonu maqaama te loolu sax du ko def parce que moom respecté na Sénégalais yi respecté na gëm-gëm Sénégalais yi parce que lépp lu xew Sénégal ci événement religieux da ngeen ko fay gis da ngeen koy gis ci màggalu Touba di ngeen koy gis gàmmu Tivaouane di ko gis Medina Baye di ko gis partout di ko gis muy dem di seeti ji kii bi monseigneur mooy évêque bi
da ngeen koy gis wala archevêque bi kon monseigneur Benjamin Ndiaye mais lan ngeen bëggati ku fi oote baax ngeen ne baax du fi am ku fi oote njub ngeen ne njub du fi am kon dafa mel ni kon système bi Macky Sall yoree réew mi di ñuy toroxal di sàcc suñu alal moo ko ay frère am ak ay goroom ak ay xaritam mais xanaa loolu moo leen neex di gis ay ministre milliardaire di gis des députés yoo xamante ni suñ amoon ci seen salaire duñ am sax benn R+1 ñooñu ngeen di gis ñuy am ay kër goo xam dañ koy estimer ci ay 1 milliard ngeen di gis des députés yoo xam ne c'est des trafiquants de faux billets ngeen gis des anciens ministres d'Abdoulaye Wade yoo xam ne ils sont devenus des milliardaires toog fii naan réew mi lañ soxla barki démb rek gis ngeen ci benn ancien premier ministre Abdoulaye Wade boo xamante ni il est devenu milliardaire fan la jëlee xaalis te mu ngi toog di lekk xaalisam bi Macky Sall ñëwee day dem rek wéeru ci Macky Sall xam nga ñëw di wane ne Macky Sall moo fi gën pour protéger xaalisam loolu moo fi yàgg am kon ñun yii yëngaluñu Ousmane Sonko daf nañ ko suñu xol ba pare te kenn mënta fexe ba mu deñ suñu xol waxuñ nag ne ñëpp Ousmane Sonko la ñu war a àndal kenn ku nekk fi nga gis sa bopp demal foofu noonu que chacun fait son choix mu jeex ku nekk am nga droit def sa choix mais bu leen def ne yàlla dafa may Ousmane Sonko nit ñi bëgg ko jublu ko ngeen da ngeen koy yàqal ci ay wax mais bàyyi leen loolu rafetul je suis vraiment désolé voilà donc loolu la ñu amoon lu ñu doon wax ci live bi ñu ngi jégalu ñëpp su fekkee wax nañ wax boo xam ne waruñ kaa wax ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax nañu respecté wante ku nekk na nga respecté sa croyance jàmbur waaye nag buñ jàpp ne ñëpp ñoo war a yem man mii masu leen ma gis ma toog ci réseaux sociaux yi di saaga te bëri nañ ci ay morom ñoo xamante ni Ousmane Sonko lañ àndal mais nekkuñ ci réseaux sociaux yi di saaga mais ñiy saaga mais ñoom la engagé suñ sañoon duñ saaga parce que saaga rafetul kenn àndul ci saaga sénégalais bëggul saaga yarewuñ ñu saaga ñun teggin lañ xam jox mag cër jox kilifa diina cër xam nga keneen ku toog nag di saaga ay sëriñ ça n'engage que toi voilà mais engagé wul Ousmane Sonko du génn tey du génn ëllëg naan day wax ay nit yuy saaga bàyyi leen di saaga ay sëriñ parce que xamul sax ndax ñooñ ci moom lañ bokk wala déet voilà nu ma ko waxee sànq mbir bu yaatoo ku nekk mën ngaa ñëw wane ne yow si nga bokk te sax bokkoo ci da ngay ñëw pour yàq pour xajamal